asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen chaîne Diamalaye TV ma bëgg nag ngeen abonné ba ci cloche bi bu ko defee émission bu ñu defati rek ñu mën cee jot mën ko seetaan tey nag li ñu leen àndiloon nekk jàngoro yi MST ak IST. MST nekk jàngoro joo xamante ni nii ci sëy yi lay xewe maanaam li ñu ko mën a waxee mooy maladie sexuellement transmissible mooy jàngoro yi nga xamante ni nii ñu ngi ko mën a jëlee ci ñaar ñuy sëy ci aaju ku góor gi ak ku jigéen gi. defoon naa ci émission bële passé mais bii tamit dama ciy ñëwaat gën cee ñaax ndax jàngoro yi dafa bari du ma mën a wax nag jàngoro yépp mais dinaa ci am yu ma ci mën a génne def ko ay émission beneen bi nekk IST. IST nekk infection sexuellement transmissible mu nekk ba tey ñaar yi dañoo bokk mais fi ñu utee mooy beneen bi ci jàngoro yi lay wax beneen bi ci infection yi lay wax. donc mu nekk loo xamante ni nii dafa jar a yaatal moo tax ñu ciy def émission bi pour gën a mën a gindi nit ñi ñu mën a moytu donc xam ne sëy dëgg la dafa war a mën a ne waaye dafa aaju tamit ci ñaar ñi sëy ku ne mën a xam sa bopp maanaam ku nekk war a mën a fagaru ba tax jàngoro joojee du la mën a dal ndax bu dalee kenn ki rek faw keneen ki mu nekkal mën na koo am ci niñ ko mën a waxee. donc ñu ñëw ci maladie sexuellement transmissible nekk feebar yoo xamante ni MST la ak IST. donc définition IST bi mooy comme ni ma leen ko waxee léegi maladie infectieuse maanaam maladie infection les infections sexuellement transmissibles mooy IST. beneen bi nekk MST moo nekk maladie sexuellement transmissible mu nekk feebar yoo xamante ne nii dañ ciy ñaax maanaam ñëw ci bu ko defee nit ñi mën a gën a moytu. premier kii bi signes yi nga xamante ni moom la IST di def mu nekk ay signes yoo xamante ni nii dafay xewee ci sawukaay bi maanaam ci sawukaay doomu aadama bi maanaam nit ki nga xamante ni nii bu demee toilette di tuur ndox. dafay am ay signes yoo xamante ni moo koy jox ne lii infection la mu nekk ay écoulement au niveau du pénis maanaam ci sawukaay bi day am ay écoulement donc bu dee ci ku góor gi dina am écoulement ci bu dee ci ku jigéen gi jar na bàyyi xel torop bu ko defee ñu war cee mën a faram-fàccee war ko mën a gindi nit ñi ñu mën a xam. beneen bi nekk mu ngi xewee ci fi ñuy demee ginnaaw kër donc foofu tamit infection mën na fa xewe muy ba tey IST bi donc mën na xewee ci sawukaay ku jigéen ki xewee ci sawukaay ku góor ki xewee ci fi ñuy génnee fi ñuy demee ginnaaw kër donc ñett yooyu yëpp moo ëmb jàngoro bi ñuy wax IST. donc beneen type bi nekk infection boo xamante ne nii mën na donner ay lésions cutanées maanaam ay góom wala ay picc yu génnee ndox ci kanamu ku jigéen ki wala mu génnee ci kanamu ku góor ki mu nekk au niveau du pénis au niveau du vagin ak anus bi anus mooy fi ñuy génnee fi ñuy demee ginnaaw kër donc ñett yooyu yëpp dafa ëmb feebar bi nga xamante ne nii moom la ñu nekk ni di waxtaane donc beneen type bi nekk mooy IST yi nga xamante ni nii mën na la bañ a jox signe maanaam du manifester benn signe mais dafay nekk ci nit ki donc boobu tamit dafa dafa tudd boo xamante ni nii c'est asymptomatique maanaam dafa nekk boo xamante ni nii dafa làkku du loo xam ne dañ koy gis donc des fois dina ànd ak des fois du ànd ak symptôme maanaam mooy yi nga xamante ni c'est sans symptôme. Dans l'immédiat et ça peut rester aussi très longtemps asymptomatique mu nekk loo xamante ne ni mën na nekk durée bu yàgg du manifesté wu kenn du ko xam donc dafay nekk ci nit ki mais yow doo ko xam donc boobu mooy quatrième type bi nga xamante ni nii bu IST boo xam ne dafa am. donc ñu ñëw ci signes yi nga xamante ni nii IST la yoo xamante ni nii yi nga xamante ni nii da nga war a def examen pour mën ko découvrir mu nekk loo xamante ni dafa jar a dem ci médecin bi mu consulter la donc ou nga seeti une sage-femme donc boo xamante ni nii dina la mën a defal prise de sang donc bu ànd ak simple maanaam prise de sang simple pour rechercher les microbes
mu nekk boo xamante ni nii dañ koy def pour mën a retrouver microbe yi nga xamante ni nii moom la jàngoro gi di wane. Donc microbe yooyu suñ ko xamee ci prélèvement boobu ñuy def au niveau du vagin ou de l'anus, maanaam mën nañ fa def tamit ay prélèvement. Dafa mel ni rek boo demee ci gynécologue wala ci sage-femme mu xool la bu la nee tëddal nga tëdd, dafa am benn prélèvement bu mu ciy génnee, maanaam am ci benn verre bu mu koy def, bu mu koy diw nii, bu ñu paree ñu xool ko ci microscope bi. Donc mu mën leen a wax ban façon microbe la sa jàngoro ji amee. Donc microbe yi dafa bari, donc bu ci nekk dafa am nu mu tudd. ñoom ñëpp nag microbe lañu tudd, mais bu ci nekk dafa am fànn bu muy génnee, dafa am tur bañ ko fay jox. Donc mu nekk loo xamante ni médecins yi ñoom ñoo koy xam ak sage-femme yi bien sûr. Donc boo fa demee ñoom dinañ la mën a saytu xam microbe yooyu nga am ci ban tur la sokkeeku. Selon apprendre c'est une infection virale, traitement antiviral lay doon. Bu fekkee nit ki dafa am infection virale, donc dañ koy jox ay antiviral yoo xamante ni moom lay jël bu ko defee jàngoro joojee mën a saafara. Beneen bi nekk si c'est les lésions sur la peau antimuqueuse, donc mu nekk un traitement local comme une crème. Mën nañ la jox une crème booy diw ci sa zone boobu nga xamante ni dafa am ay picc yu génnee ndox. Donc crème lay àndal boole ko ñu jox la antibiotique yoo xam ne moom ngay naan. Loolu mooy faj infection bi ci sa biir, mais ci biti liy wane góom yi wane ci biti yooyu crème moo koy faj, maanaam crème antimuqueuse lay doon boo xamante ni la crème sera prescrite par un médecin ou bien un gynécologue. Donc mooy li ma fi wax rek léegi. Donc mu nekk loo xamante ni vraiment dafa jara gëstu jara def, ndax wax dëgg yàlla ku ci nekk sa wérgu yaram war na la mën a jaral lu ne. Beneen conseil bi may joxe ci cadre jàngoro jooju nekk conseil bi nga xamante ni ku góor ki ak ku jigéen ki bu ñuy sëy te sëyuñu, maanaam ku nekk xamul sa morom, c'est préférable nga jël préservatif, parce que les maladies sexuellement transmissibles dafa bari te bu nekk ak microbe yi muy àndal. Moo tax dafa jar nit ki nga xam ki ngay jëflanteel. Vaut mieux boo dee jigéen nga nekk ak sa borom kër, ku góor ki bu réglé wut di ut feneen fu muy dem, yow mënoo koo xam, bu demee ñëw nekk ak yow la mu jëlee fële ñëw jox la ko, c'est très dangereux. C'est préférable même yow boo koy def ci biti nga utiliser préservatif, boo ñëw sa kër nga nekk ak moom, bu ko defee jàngoro ji du law et puis kenn du ko mën a jox sa morom. Même bu fekkee ne sax yow mi dem ci biti andi nga ko, boo ñëwee bala ngay nekk ak sa jabar demal nga def test, ñu xool, maanaam defal la prélèvement, xool ba xam ndax amuloo loo àndal bala nga nekk ak keneen ki. Parce que malentendu yooyu mooy andi toujours des problèmes entre les mariages. Mu nekk loo xamante ni ku ci nekk mën nga ci war nga ci bàyyi xel mu bañ la dal, ndax doon na loo xamante ni wax dëgg yàlla dafa doy waar. Beneen bi nekk conseil yu may joxe ci cadre maladie MST ak IST. Maanaam jigéen muy góor ku ci nekk tàngoor dafa am ay tissus yoo xamante ne nii période bu nekk nit ki moom la war a sol. Ñun bu ñu nekkee ci tàngoor dañoo war di utiliser à base de coton, yére yoo xamante ni c'est à base de coton, tubéy yoo xamante ni c'est à base de coton. Surtout nag ci li ma wax muy góor ak jigéen, bu dee ko jigéen ki c'est préférable muy sol ay slip yu am coton, ku góor ki tamit noonu, parce que loolu dina wàññi chaleur bi war a tax nit ki am infection. C'est pas parce que ku góor ki dafa war a génn dem ami ko wala ku jigéen ki non, chaleur bi mën na ko andi ak ñàkk toppatoo sa kanam. Ñàkk toppatoo sa kanam mooy bañ di ko nettoyer chaque fois. Dëgg la nag kanam kenn war a ko nettoyer chaque jour, mais mën nga def une fois par semaine wala une fois par 3 jours nga def sa bain boo xamante ni da ngay nettoyer sa kanam, donc désinfecter ko, di sol slip yoo xamante ni c'est à base de coton, donc di aérer sa kanam. Bu ko defee wax dëgg yàlla lii yëpp dina la ci mën a dimbali ba nga bañ koo am. Beneen bi nekk
prélèvement yi ñu wax maanaam chaque fois boo sentiree ne sa kanam mu ngi am yenn melokaan yoo xam ne xamoo ko par exemple muy génnee liquide bu weex wala muy xesan yenn xesan yi loo xam ne c'est anormal c'est préférable nga teel a jóg dem seeti un médecin mu xool la bu fekkee dafa gis ne ay infection nga amee mu bind la antibiotique yoo xamante ne nii tu seras suivi maanaam boo ko naanee ba mu jeex nga dem mu xoolaat la après xool ba xam ndax dañ na wala dañu lee mu bindalaat la. beneen type tamit bi may joxe mooy bu ngeen di jël antibiotique bu leen di naan meew bu leen di naan meew parce que meew dafay wàññi dose antibiotique bi. beneen bi nekk bu leen di naan soow tamit dafay wàññi dose bi kii di soow kii di meew c'est à laisser c'est à cesser booy jël antibiotique bul laal ñaar yooyu yëpp parce que boo ci laal rek dose bi bu waroon na bu la mënoon a fajit da koy wàññi de telle façon que ni du am doole te loolu tamit wax dëgg yàlla dafa jara bàyyi xel. lii laa leen andiloon tey nag di leen jaajëfal ci seetaan bi ngeen ñuy seetaan di leen wax ni sax si duñu seetaan di aimer vidéo yi di ko partager ngeen abonné ci suñu chaîne ndax am nañu yeneen émission yu doy waar di leen wax nag jërë ngeen jëf.